الرسل قدم أحمد على الورى فضله مولاه نبينا أحمد ماذا فاق الرسل ولم بشرني مع الرضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بن عبد الله ذي الآيات كتابه كل كتاب نسخا في الخلق نظير أحمدا أعجزه من لا يزال الصمدا شر محمد صلى الله وسلم القدير عليه في الحزب السياسي ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi teew wëllëre ay soppe ay mbokk diine ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant seen teewaay di leen ndokkeel ci jotaay bii ñu bokk ngeen xam ne seen jotaay la ba tax lu coono bi metti lu ngeen xat-xat xër ci di ko teewe ci weccoo ay xalaat jàngat tomb yoo xam ne yitteel jullit yitteel réew mi ñuy jéggalu bu baax a baax ci xaw a yeex gi ngir xataayu yoon wi ndax ku ne xam na ne màggal kenn maîtriser wul temps ndax yoon wi ak xataay bi kon ñu ngi koy jéggalu bu baax di xam ne ni jotaay bi incha allah bëgg nañ mu tënku ba balaa ñoo noddu tisbaar ñu mën koo yëkkati ndax ñu mën a dalluwaat ndax jotaay bi nga xam ne mooy amaat ci guddi gi ndax mooy conférence bi mu war a def kon jotaay bi muy tëddee danañ ko ubbee jàng alquran ndax am na musaabaqa qur'aniya buñ fi def muy concours ci alquran alxames ci weesu lañu doon jox neexal ñi ci jiitu dañoo baaxoo nag ki jiitu ci musaabaqa boobu ki ci raw ak ki ci topp ñoom ñaar ñoo ñuy ubbil suñu ñaari jotaay ba njëkk bi ak bu ngoon bi kon bu ñu ubbee jotaay bi ci alquran ba noppi duñu def lu may jox kàddu gi ki nga xam ne mooy modéré muy Serigne Abdoul Aziz Mbacké Majalis concepteur site Majalis bi bari xam ko ci gëstoom mu ñëw ñun ci thème bi nga xam ne dina leen ko wax ndax li ñu yitteel tey ci thème bii ñu jël mooy sawaabituna at-taqafiyya wal fikriya wa subulu ta'zisiha yi nga xam ne ay fondamentaux la yu ñu bokk réew mi bokk ko ñu war koo sàmm ndax réew mu nekk am nañ ay piliers ay fondement ci culture ak xam-xam ak pas-pas loo xam ne ñoo ko bokk di ko sàmm loolaa leen di boole kon li ñu suñu identité culturelle buñ ko mënee tënk mooy thème bi nga xam ne lan mooy fondamentaux yi ak naka lañ koy gën a dërale ba suñu réew gën a nekk benn gën a am istiqraar gën a aaru ci wàllu idéologie ci wàllu culture kon loolu mooy thème bi Serigne Abdoul Aziz moo leen koy gaaral moo koy modéré ànd ceeg ay kilifa Serigne Abdullah Sall ñu xam ko kenn ko présenté ci réew mi jóge Louga ànd ak docteur Khadim Silla moom it duñ ko fi présenté ànd ak professeur Lamine Ndiaye di sociologue nekkoon chef de département sociologie ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar moom it ñu xam ko ci gëstoom ci wàllu sociologie kon loolu rek mooy waxtaan wi kon buñ def may jàng alquran buñ noppee jox suñu Francis buñ noppee nag am na ñetti ñoo xam ne war nañ cee def commentaire ñu ñaanalante ba ngoon ak jàmm
foofu la ci ubbee jotaay mu gën a yaatu ngir mbokk yëpp man ci bokk ci dugal seen kàddu incha allah kon ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jégalu kon suñu doom ji di Salihu Niass nekk ci daaray Serigne Cheikhouna Ndiaye Rachid kon moo ñu ubbil jotaay bi ci bi ayatin min az-zikril hakim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Ahmed maa ngi suuf maa ngi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ziar mbokki jullit yi fi daje di leen sant bu baax ci teewaay bi di ñaan suñu boroom li nga xam ni moo ñu fi dajale muy sant suñu boroom te xéewal gi mu ñu defal suñu boroom defal ñu yool bi ba defal ñu ci kawe yoon ñu mën koo teewee ay déwén yu bare bare incha allah. ñu ngi ziar suñu mbokk yu ñu bokkal jataay bi te Serigne Sam Bousso tudd leen fi léegi di leen sant ñoom it ci teewaay bi ndax xataay bi ni muy xat-xat teewul bëgg lu baax ak bëgg xam-xam tax ñu teew fi ngir waxtaanee tomb bi ñuy bëgg a leeral. kon ni ko Serigne Sam leeralee plateau bi muy nar a tëddee incha allah
mooy dañ ko nar a tënk ci daanaka ñaari waxtu wala lu xaw a teg tuuti balaa julli di jot julli tisbaar fas ci waxtaanee tomb bu am solo nga xam ni ñetti intervenant incha allah ñoo ci war a weccante ay xalaat buñ ci noppee ku ci nekk dinañ la jox lu mat fukki minute wala fukki minute ak juróom nga leeral ci fànn bi nga xam ni ñàkkul moo la ci gën a yitteel bu loolu wéyee nag ñu jox ci mbooloo mi ñaar wala ñett ñoo xam ni dañuy def ay contribution ñoom it ñàkkul dikkaat ci li fi jot a wax lépp yan jàngat lañ ci am wala ay tomb yoo xam ni jàpp nañ ni warees na ko ci gën a leeral incha allah kon ñu dugg ci thème bi ñu ko Serigne Sam waxee muy identité culturelle maanaam lan mooy suñu culture ñu ñi nga xam ne ñooy jullitu Sénégal ci wàllu diine ak lan lañ ci war a jàpp ni ñun ñëpp ñoo ko bokk buñ ko leeralee ba noppi nag ñu jéem a gëstu nan la ñuy téye lu am solo loolu nga xam ni yàlla defar nañu ko jaarale ko ci suñu mag ñu baax ñi nu ñuy fexee ba téye ko rawatina ci jamono ji nga xam ni ku nekk xam na ni loolu lu mu mës a am solo mel na ni ci jamono yi ñu nekk la gën a am solo ndax ku xool li xew ci réew yu bari ci àdduna bi ñu mën cee lim rek lu mel ni Nigéria ak yeneen réew yu mel noonu da ngay seetlu ni léeg-léeg yu baree bari yu juddoo ci diggante ñi dëkk ca réew ma maanaam ñàkk bàyyi xel li leen boole bokk na ci liy sabab yooyu nga xam ni loolu lu xaw a yaatu la ci àdduna beneen sabab bi wane tamit li fi nar a waxtaanee am na solo mooy ginnaaw bi ñu xamee ni loolu lu ñu war a boole la jullit ñëpp xam ni ñoo bokk lenn li beneen solo bi mooy xam nañ ni ci jamonoy mondialisation la ñu nekk te ku ne xam na ni mondialisation bokk na ci li ci ëpp solo mooy xalaatiinu ñi nga xam ne ay jullit ñu di ko tasaare ci seeni média lu ci mel ni internet lu ci mel ni télévision ba loolu léeg-léeg di am jeexital ci identité culturelle boobu nga xam ne jullit bi moom la war a am te mooy doole nga xam ne ci wàllu yar ci xale yi ak yu bëree bëri defe naa jarul mu ci guddal ku nekk xam na ni kon loolu jàpp naa ni lu am solo la kon ñu bañ a guddal njëkk jox kàddu gi Serigne professeur Lamine Ndiaye nga xam ni ñàkkul ni ko Serigne Sam leeralee léegi moom ci wàllu sociologie lay yëngatu université Dakar Cheikh Anta Diop te ñu ràññee ko ci ay taxawaay yu am solo ci wàllu leeral diggante yu jëm ci société ak yeneen phénomène yi ciy am te diine di lu am solo ci li nga xam ne mooy doxal société rawatina société bu mel ni Sénégal kon day jaadu ñu tàmbali ci diggante boobu xam naa dañ koy bàyyi mu wax ni mu ko gisee thématique bi waaye xam naa li ko ci laaj bokk na ci bokk mu leeral bi as lëf maanaam culture ndax bu ñu nee identité culturelle culture da ciy duggaale mu xaw ñoo leeral lu mu gàtt baatu culture boobu mooy saxaafa nan lañ ko war a déggee ak diine moom ban rapport la am rawatina ci réew mi ndax loolu lu tax ñu war koo laaj mooy dafa mel ni suñu réew yi bu ñu waxee culture li ci ëpp daanaka ci fecc ak woy ak yu ni demee lañ ci jublu ba nga xam ne sax bu ñu ministre de la culture day mel ni diine boolewuñ ko ci ñu jàpp nag déggin la boo xam ne warees na cee def ay taxaw seetlu kon professeur dañ lay njëkk a laaj mooy nga leeral bi aslëf culture ni ñu ko war a déggee xam naa ni lu xóot la waaye nga joxe ci aslëf rek boo ci jógee nga leeral ñu diggante diine ak culture yan rapport la am rawatina fii ci Sénégal bismillah. maa ngi commencé di nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu aussi sama mbokk yi sama xarit yi sama sëriñ yi ma bokkal plateau bi. dinaa commencé aussi di ñaanal xëy na sax mën nañu jàpp nii parce que dañu am aanay di souhaiter bonne année souvent fekkee décembre jeex na xam naa ne sax dëppoo la kii wu nii ne
waaye nag comme aada ji Sénégal baaxoon nañu diñ ko def dina ci profiter pour souhaiter ñëpp une bonne année. année 2013 bi daal maa ngi ñaan mu nekk année jàmm ko yaakaar naa ne jàmm moom boo ñaanee jàmm rek ñaan nga lépp mu doon aussi at moo xam ni day doon atum booloo ak jéggalante le pardon lu jafe la jéggale puisque simplement vertu la bokkul ak qualité mooy lépp loo xamante ni société bi dana koy imposer mu leer ni dañ la def ko boo ko deful ñu jàppee la ku wàcc yoon vertu nag mooy doon loo xamante ni qualité supérieure lay doon kooku nit ki moo koy defal boppam moo koy liggéey ci boppam kon pardon bokk na ci vertu yi gën a kaay puisque simplement pardon mooy la mooy nga baale mais baale souvent boo baalee cela ne signifie pas que li nga baale jóge na fa c'est gommer, essayer de gommer ce qui éternellement restera important. Loolu mooy njëkk moo tax mu doon vertu effort bu rëy la carnaval d'une culture à une autre même nit ñi ni ñuy gisee jéggale dafay wute loolu yëpp dama ko annoncé pour puisque dañ ma interpellé ci question culture muy lu jafe définir puisque simplement rien que dans les années 52 léegi mi ngi toll ci juróom-benn fukki at dafa amoon ku ñuy wax Erkovitch benn américain mu intéressé wu sur la notion de culture mais rien que sur le concept propose wër na gis lu toll lu ëpp ñaari téeméeri définition ci culture lu ëpp ñaari téeméer en tout cas ba mu joxee définition man ba ma xoolee loolu jeexital ko proposé naa suma définition boo xamante ni aussi dama ko jël ko moo ñàkk suñu aada yi c'est une façon de dire en réalité dara gën te jafe dugg ci définir un concept surtout concept bu mel ni culture damay kon bu ñu waxee culture ni ko sëñ bi waxee ñu bëri dañuy jàpp ni en tout cas ci réew mi dañuy dem ba jàpp ni xanaa mooy aada ak cosaan comme niñ koy firé jël ba yóbbu ko ci am ko ak musique ak fête loolu mooy définition bi gën a trivial c'est-à-dire nga xam ni moo gën a banal ci culture passé na loolu gis nga bu ñu demee ci étymologie li ñuy wax étymologie sens premier culture mi ngi dégg ci culture sur l'expression latine grec mais la doon wax mooy ni ñuy fexee ba ni ñuy bayee tool xam nga kuy bay tool da ngay defar da ngay fekkantal xoos ba mu set wecc no loolu culture boobu d'ailleurs moo def si mbay ba yëpp ñu ko tuddee culture ci la jóge sens étymologique bi di dem ba borom xam-xam yi kii ni culture dëgg-dëgg mooy lépp loo xamante ni ay nit ànd nañu booloo déggoo ci wàllu aada mais aussi ci wàllu xam-xam kon ba tax na kon ni ma koy définir en tout cas définition bi proposé muy définition bu simple puisque mënuñoo indi lu tolloo lu ëpp ñaari téeméeri définition yooyu xam ne benn bokk te moroom mooy daal culture boo ko déggee mooy mentalité partage ñëpp ñoo xamante ni ànd nañ bokk daal loo xamante ni am benn conscience am ay recommandation yoo xamante ni société bi daf ko defar mooy ko muy doon di teggin muy doon lu ñu war a jëf ak lu ñu war a jëf mu leeral ko loolu bu ñu ko dajalee kon la ñuy tuddee culture mu doon une mentalité partagée boo xam ne ñëpp dañuy ànd ci déggoo ci loolu. dem na ba tey léegi ci wàllu culture pour wan culture ni ko nit ñi xatale définition culture tey àgg na ci même borom xam-xam yi ñu xam ne dañuy liggéey ci criminologie dem nañ sax ba ni gis nga ñooñu ñuy tuddee ay déviants muy maanaam ñooñu xam ne dañoo wàccu yoon. mbaa ñuy ñuy tuddee ay bandi pour ter ñun ñëpp xamandoo ko ñooñu sax dañoo am seen culture ce qu'on appelle une culture de déviance sax kon bu ñu demee ba indi jàpp ni ñooñu xam ni dañuy wàcc yoon di def li société bi tere sax dañoo am seen aaday bopp c'est que kon culture fi ñu ko teg passé na ko am nañu culture tout simplement boo gis nga ñoom da ngay xam ne am nañ seen aada bopp aada joo xamante ni képp ku ta bokkul doo ca xam dara
nga dugg seen biir ay investigation joxe na ko dañu am seen i waxi te pour culture am il faut mu am langage moyen de communication ñoom amal nañ ko seen bopp boo bokkul ci ñoom dana jafe sax danañu def ci seen mbir di waxtaane seen mbir te yow mi xam ni bokkoo ci doo ci xam daal loolu mooy valeur bi njëkk ci culture mooy am langue mais boo amee langue aussi da ngay am ay tere ak i acte mais ñoom ci seen biir ñooñu dañu am une organisation boo xamante ni ku fa ñëw comme ni société bi hiérarchisé ñoom aussi noonu la ñu amee seen hiérarchie donc culture encore une fois ëpp na ci ñu foog ni culture daal mu ngi yem ci fecc wala ci danse mais même ñi xamante ni dañuy jàpp ni nekkul ci daal sax ñoom dañoo am seen culture looloo tax seen société entretenue di continuer moo tax société bu am culture yi elle dafa mooy société boo xam ni elle est appelée à mourir c'est-à-dire dafay jeex complètement et c'est d'autant plus vrai que pour entretenir la culture aujourd'hui boo gisee tubaab yi la francophonie ñoo ngi nii depuis des années ñu koy entretenir lan moo tax entretenir langue bi di ci def moyen yu ne puisque jàpp nañ ni langue du pour rek lu ñuy utiliser pour di ci wax kese mais langage boo gis langue boo gis dafay véhiculer tout un ensemble de culture moo tax ci société ou communauté bu amul langage mënul am culture le langage n'est pas seulement un outil de communication ça va au-delà ça véhicule la culture ba tax na kon ci wàllu culture boobu ñu ci di dem ba ñoom francophonie ñu tayee ko pour demoon nañ ba xam ni la culture française ñu ngi doon am menace am na lu ko doon menacé mooy culture anglaise qu'on appelle anglais ñoo ko menacé woon puisque américains yi ñëw nañu ñëpp di wax anglais te ñu jàpp ni nit ki bu fekkente ni dem nga ba di wax langam mooy maanaam jël nga li xamante ni am na ko ci aada ak cosaan maanaam culture am dañ koy day bokk ci yow loolu moo tax tubaab bi biñ fi ñëwee au début li ñu njëkkoon a def ñoom mooy fexe ba imposer ñu école c'est-à-dire école pour jox ñu pour imposer ñu seen langue pour gën a mën a am jeexital ci ñun te ci lu bëri loolu ñoom am nañ ci ay réussite yu wér yoo xamante ni en tout cas aujourd'hui kenn mënu ko mettre léegi ci kaw loolu pour gàttal rek la notion de culture dafa yaatu trop nga ñëw ci ñun par exemple ici au Sénégal nañu xam ne benn affaire te am na borom xam yu bëri yu gëstu jëmale ci loolu lan la ñu fexee muy ñi fi doon tudd ñu xam ni islamisation du Sénégal maanaam duggub Sénégalais yi ci l'islam li ko gaawa recherche yi wane na ni buñ dee tudd am nañu gis ñoom jiitu leen ci doxal jéem a tas l'islam bi waaye ñu xamante ni ñoo ko tas en tout cas ba mu wër ci qu'on appelle le pays wolof au moins mooy ku ñuy tuddee Cheikh Ahmed Bamba mais xam ni moo waral bis bi ak El Hadj Malick Sy ñooñu boo gisee ñu réussir seen expansion seen bi ñu ñëwee jël diine ñu yaatal ko ci réew mi c'est parce que simplement xëy na sax dundal nañu ñëw toog ñu foo rek pour dundal diine kese waaye dañu ñëw xam ni la meilleure façon nit ki bala nga koy mën a convaincre bala nga koy xëcc jëmee ko ci leen dafay fekk boobu nga jaarale ko ci li xam na ko muy culture loolu la tubaab yi defoon ñoom ñëw imposé ñu seen culture ñoom bi ñu ñëwee ñu ñëw xam ni Sénégal dañu am suñu culture dañu am suñu ay valeur yoo xam ñu am suñu valeur yoo xam ni yu dëgër la yu taxaw ba ñu ñëwee ñuy jàngale nit ñi ci l'islam kenn tette ci l'islam di leen ko woon mais en plus ñuy bañ a génn ci li xam ni nit ñi xam nañ ko je crois que d'ailleurs c'est d'autant plus vrai que am nañu def ay études sur Tivaouane loolu nag jeexital la ci Tivaouane est au cœur du Kajoor Tivaouane ku ne xam na dans l'histoire même gàmmu yi gàmmu ni ñu ko doon wax l'expression gàmmu recherche yi wane nañ sax gàmmu ci wàllu olof c'est un milieu boo xamante ni dañ fa def nit ñi dañ fa daan dajaloo di fa def lépp loo xamante ni xëy na dëppoo la diine El Hadj Malick choisir ko ñëw jox ci diggu foofu xam ni lu ne kenn mënu xamuñoon ci dina dara bëgguñu ko fool bëgg a yaatal diine kon lan moo tax mu réussir fa ci dans un milieu dans un milieu très sensible c'est parce que dafa ñëw fekk ay nit ñu amoon aada mu bëgg leen a baaxal te nit ki bu fekkante ni bëgg nga ko baaxal la même façon bi ngay def pour agir ci moom mooy da nga koy woo ci da nga koy xaar ci aadaam da nga koy bañ a tereel aadaam ba mu jeex gis nga dafa am benn affaire en matière de transmission culturelle def nañ ko en Afrique fi xam ni christianisme dafa yaatu
en Afrique qu'est-ce qui fait que ñoom ba léegi dañ leen a imposer christianisme mais teewul ba léegi ñoom nga toog ci seen aada di ko def moo tax souvent bu nit ñi wax naan l'islam moo fi indi polygamie mën leen ah déet daf ko organiser ci Afrique mais boo génnee fii ci biir Sénégal am na fi ay chrétiens yoo xamante ni et pourtant dans le christianisme polygamie dañ ko tere dañ ko def mais am na fi ñoo xamante ni pour nekk en phase ak seen aada pour dëppoo seen culture moo tax culture du ñu demee xëy rek dàq ko ci benn bis ndànk ngay def di wan nit ki lu tax mu bàyyi aadaam wan ko aussi aada bu gën aadaam wala boo xamante ni boobu sa diine dàq ko mais dana xaw a jege aada boobu et je crois que mag ñi fii noonu lañ defoon moo taxoon yu bëri ñu ko fi doon bàyyi ñu bàyyi ko puisque du lu diine tere mais bu ñu soxoon tere ko rek xëy na ñoom seen mission duñ ko mën a remplir puisque nit ki boo ko nee bàyyi aadaam loo xamante ni ci ay mandoom comme ni ñu koy waxee boo koy bàyyi boo ko nar a bàyyi loo dafa fekk nga war faa bàyyi xëy na loo xam ni moo gën a dëgër mbaa boog du mu mën a jàpp ñoom loolu lañ defoon boo gisee même dans ce pays au Sénégal en milieu séeréer ou en milieu Casamance pour bañ a génn rek Sénégal polygamie boo demee ci milieu séeréer da ci gis ñoo xam ne pourtant ay dañu dugg ci diine catholique mais dañuy am seen soxna yu bëri que seen diine dina ko ne puisque dafa fekkoon seen aada mayoon leen ko ñu nang ko ñu ñëw benn bis bëgg leen koo tere ñu ne ah lii kat maam ñi fi lañ ko bàyyi woon duñ ko bàyyi ñu baax ñu ne moo tax l'islam gaaw dugg ci Sénégal yaa puisque dafa ñëw fekk fi ay aada yu baax ci aada yooyu nag ci laay dugg xëy na pour conclure mu fekk fi ay aada yu baax mag ñu ñëw aussi entretenir ko xam ni lii kat def ko yàqul ci diine nit ki naan ñu bàyyi ko ñoom ba pare dugal yeneen nag yoo xamante ni diine ko wax ba pare xëcc leen tànk dem jëmee moo tax islamisation bi gaaw léegi dafa am ci Sénégal la notion d'identité puisque gis nga identité boobu man damay dugg ci foo xamante ni am na ay liggéey yu ci def mooy identité murid identité murid ci laay jeexale puisque bu ñu tuddee murid mooy tudd lañ julli ji tudd nañ julli donc ci foofu laay gën a accès sama intervention dafa amoon ñett yoo xamante ni dañ ko baaxoon ci réew mi muy jom muy esprit de solidarité yoo xamante ni bi l'islam di dugg ci réew mi fekk na yoon wi nekk histoire wane na ni ceddo yi kenn ëpp leen woon lu ñu mës a wax puisque seen i dañu amoon ay vertu yu taxaw yoo xamante ni buñ la nee danañu dee suba bu subaat nañu ne yooyu c'était des vertus yoo xamante ni l'islam bi mu ñëwee daf ko organiser gën ko dëgg muy yeneen ay yoo xam ne de plus en plus ñu ngi commencé dem te ñu war ci bàyyi xel xam ni nit ki bu fekkente ni bëgg na continuer bu fekkente ni bëgg na nekk dëgg di nekk bu fekkente ni bëggul ci am cadre ce qu'on appelle son ère dafay jafandu ci aadaam dafay jafandu ci cosaanam surtout que cosaan boobu bu fekkente ni dëppale nañ ko ak li xamante ni mooy diine di xam ni choisir ko muy diine l'islam muy ñett yoo xamante ni je crois ci laa bëgg a intervenir pour bañ a dugg ci trop ci la notion d'identité mooy ay aada yu baax yu fi nekkoon yoo xamante ni ñu ngi commencé dem tey ragal naa ni dana jekk ci bu fekkente ni bëgg nañu sunu aada yi continuer et puis survivre yooyu danañ ko bàyyiwaat xel danañ ko woowaat c'est que dañu nekk ci contexte bu métti muy le contexte de la mondialisation sëñ bi ñu koy jiite mais il faut ñu xam leen ni mondialisation man ci bind ñaari article scientifique publié ko dans les revues internationales man ci xamale ni mondialisation tey ñëpp ñu ngi wax mondialisation sans peser véritablement le vrai sens mais mondialisation en réalité yàlla la mondialisation est faite pour qui ak ñan ñoo ko def gis nga bala ngay dugg ci yéen na nga seet ñi la loolu ña ko def ñan lañu lan mooy seen histoire ak lañ ci dugg waaye nit ñi dañu gaaw ci jëm rek dugg ci concept bi ñu posé dama sa toog ak nit mu wax le communisme mu ni communisme de ci teg ci pourtant kooku dañ ko doon def ko borom xam-xam mu ni communisme bi l'islam ci jiitu ma ni kooku li nga wax nekk l'islam jiituwul ci communisme puisque simplement da nga jaawale communautarisme ak communisme dafa am histoire dafa am fondement et le fondement du communisme le communisme est fondé sur de l'athéisme c'est-à-dire benn lien kon kooku mënoo créer benn lien boo xamante ni daf koy dëppale ki xamante ni léppam ñu ngi ko dëkk ci gëm yàlla ak nekkal kenn yàlla le communisme n'a rien à voir le communisme est fondé sur de l'athéisme ça n'a rien à voir avec l'esprit de communautarisme ce qu'on appelle la solidarité bi xamante ni aussi tubaab yi bi ñu ñëwee dañ ko fay fekk
l'islam bi mu ñëwee aussi dafa fekkoon nit ñi ñu nekk loo xam ñu bokk di bëgg bokk am di bëgg bokk di topp bokk mais aussi am esprit dimbalante seen biir mais am aussi esprit de solidarité ce qu'on appelle un esprit de communautarisme. Je crois que yooyu de plus en plus mondialisation mi ngi tax mi ngi dem ba ñu yóbbu ci ñuy commencé perdre affaire yooyu te xamuñu ni ñooñu xam ni ñoo ngi développé l'esprit de la mondialisation. defuñu ko dara tax ñu def ko lu dul entretenir seen propre intérêt mais c'est d'autant plus vrai que aujourd'hui ce qu'on appelle les laissés pour compte ñi xam ne ñoo jël daara ñoo mujj ñoo gannaaw bokkuñu sax ci mondialisation mooy pays yi xamante ni sur le plan économique taxawuñ ci dara muy pays Afrique yi muy pays Afrique bon je crois que un défi xëy na espoir am na puisque ñoom yaakaaroon nañ ni dañuy ñëw rek proposer seen culture moo tax souvent je dis il parle de globalisation mondialisation qu'est-ce que c'est mais c'est ni lenn lan li ñu bëgg daal mooy imposer une monoculture mondiale boo xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi dund ci àdduna da nga ciy jéem a tënku ñoo ngi utiliser moyens mais heureusement que de plus en plus depuis quelques années avec l'OCI on se rend compte que de toute façon il y a un contre-pouvoir puisque l'OCI aussi c'est plus de 50 États yoo xamante ni ñoo ngi défendre aussi seen intérêt parce que dem nañ ba xam ni sur la mondialisation qui n'est rien d'autre qu'une imposition culturelle c'est-à-dire ban culture la ñu bëgg a imposer mooy la culture de l'Occident ñoom ñu def ko ci seen aada seen bëgg-bëgg yoo xamante ni boo ñëwee ci l'islam da nga ci rendre compte ni yooyu ñu proposé mooy lépp loo xamante ni dafa juyoog l'islam lépp loo xam ne dafa contre principe l'islam mais aujourd'hui l'OCI ñëw na xëy na ak ses difficultés mais mi ngi xaw a renverser tendance bi ba gars yi di bàyyi xel ci leen mooy xam nañ ni l'islam am nañu seen culture propre la culture musulmane et que c'est ñoo ngi pesé plus de 50 États léegi nag ñoom seen discussion par rapport à la mondialisation mooy comme ñi mën nañu fexe ba wane suñu seen culture ñoo ngi bañ ñu ne def nañ ko ñu bañ nu ñuy def la vraie bataille et c'est suma réflexion mi ngi tourné souvent ci loolu aujourd'hui les pays musulmans bataille bi ñu mën a xeex bi ñu war a mener dëgg contre la mondialisation mooy ñu fexe ba def une forte communauté musulmane boo xamante ni dafay jël ni tubaab yi di def am ay médias partout puisque simplement le plus sûr moyen de transmettre un savoir c'est les médias képp koo xamante ni da nga bëgg xam-xam nga transmettre ko nit ñi jot ko da ngay utiliser médias yi utiliser internet comme ñenn ñi ni ñu ko def mais dans le monde musulman je crois que mbir yoo xamante ni des na te liggéey bi war nañ ko orienter si véritablement bëgg nañu yàq ni wàññi ko puisque nit ki bu dee yàq aussi fexeel ba boo bu seetaan rek am na pouvoir bien du ma seetaan quels que soient les moyens mu néew ak mu bari yow war nga mettre en œuvre tout mën nga wut say arme yoo xamante ni moo nga war a taxawoo pour xeex ak yoon fekk na xeex bi du yomb mais je crois que c'est possible te am na ñoo xamante ni ñoo koy def mu am yeneen valeur sur la question des identités mu identité yoo xamante ni ce qu'on appelle des identités partagées ici fii ci Sénégal loo xamante ni aussi boo demee ci biir diine du loo xamante ni diine daf ko dàq muy mel ni teraanga nit ki dafay am ñun Sénégal dañ leen mës a xamal teraanga du loo xamante dañ ko inventé loolu du ni diine moo ko fi mais lu fi nekkoon la diine bi mu ñëwee daf ko rafetal organiser ko moo taxoon aussi Sénégalais yi surtout le milieu wolof seen adhésion comme je l'avais dit tout à l'heure moo gaawoon yaakaar naa ni bu fekkente ni am nañu yoo xam ni mooy suñu particularité te réew mu ne wala askan mu ne dafa war a am ay particularités c'est-à-dire ay ce qu'on appelle un signe distinctif mi ngi mel ni aujourd'hui boo gisee mouridisme les mourides fu ñu dem à travers le monde ñu gis leen fu ñu dem à travers le monde ñu xàmme leen foo dem gis que simplement dañu am seen identité propre boo xamante ni moo ne identité boobu ñoo ngi ko jëlee ci l'islam génnul benn yoon l'islam génnul benn yoon sunna mais en plus dañ ci mooñaale sunu aada yi xamante ni am nañ ko mu dem ba ci di tàmbale ci colin ba ci dëkkuwaay ak organisation sociale je crois que yooyu c'est des vertus yoo xamante ni bu fekkente ni bëgg nañoo dem fenn il va falloir dana jaaru yooyu yëpp ñu indiwaat ko mais quelque chose qui benn affaire pratique boo xamante ni mi ngi réguler la société et les gens ont tendance à oublier ça yooyu lu mat la ñu war ko woowaat bu fekk te mu bokk suñu identité ce qu'on appelle la parenté en plaisanterie mbir yooyu yaatu la yoo xamante ni mais Sénégal loolu yu ñuy xeeb la dafa am ay jàng yu ma ci def Casamance gis nga histoire Casamance lan moo tax boobu ba léegi presque 30 ans lan moo tax doo dégg ñu ak Joola ni rajo séeréer lan moo tax l'État a bien compris ça souvent
seen kii ñu organisé dañ koy def ci pays séeréer puisque simplement dafa am benn parenté mbokk dañu gëm mbokk koo xam ci société bi benn ce qu'on appelle la parenté fictive puisque bu ñu foog ñu ko ñu xalaat yi baxante en tout cas gis nga deret du deret mooy taxawal mbokk loolu bu fekkente ni nit ñi dañu xalaat ni deret mooy taxawal mbokk gis bu gàtt la ci wàllu mbokk ak mbokkale gis nga d'ailleurs c'est d'autant plus vrai que ce qu'on appelle les formes de parenté fictive mooy yooyu xam ni ay parenté symbolique dama doon xam nan laa koy mën a waxee ci wolof ba nit ñi mën koo dégg dëgg ak kalante boobu xam nga am mbokkoo lay ak gis nga séeréer yi ak Joola depuis ay génération ay milliers de ay siècles yu bëri dañu jàpp ni ñoom seen benn deret lañu te tur deretu séeréer moo gën a grave sax tur deretu Joola ci bopp moo tax crise bi gis nga aada ni mu foore ni mu amee jeexital ci nit moo tax crise bi doo gis mukk Joola ay séeréer doo gis séeréer ay Joola moo tax souvent d'ailleurs comme je l'ai dit tantôt souvent bu ñu amee problème difficulté ci milieu séeréer la ñuy dem régler ko puisque xam nañu bu ñu ko fa defee coow bi puisque ñoom ci seen i aada dañu jàpp ni sax séeréer wala Joola bu tuur deret bu tuur deret da nga tuur deret humanité bi yëpp maanaam bu jukka àdduna ci kaw bi aada yooyu la ñu tënku ba d'ailleurs mbokkoo boobu moo gën a am doole mbokkoo gi xam ni mbokkoo deret la te yooyu aussi boobu dañ fekk la mais boo demee aussi ci biir diine da ngay dem ba gis ko loolu moo tax le mouridisme ñu am benn pouvoir boo xamante ni aujourd'hui personne ne peut le remettre en cause puisque dañu am xam seen bopp man seen bopp am seen benn identité boo xamante ni fu ñu dem dañ leen fa xam ne mooy foo dem ci àdduna nga fekk fa Sëñ Tuubaa yi ak son style propre waaye foo dem ci àdduna bi aussi nga gis murid yi ñu am de plus en plus nag ñoo koy commencé bàyyi ñu am seen façon colin yoo xamante ni dañuy wax lii moom seen murid la di takk seen artu bi moom ëpp naa xëy bu ñu dem ci mondialisation ñu imposé leen ay mbubb ba ñu defal ni seen mbubb yooyu gàccee ci nekk wala kii l'Occident a réussi une chose dem nañ ko imposé ñu seen ni col ba ko sol sax da ngay defe ni yow bokk gi dañuy defe ni yow bokk voilà loolu je crois ay mbir la yoo xamante ni war nañ ci bàyyi xel nit dafa war a am identité et l'identité jëfin la waxin la moo tax dans le mouridisme d'ailleurs tout le monde le sait ils ont un mandat fay na li ñuy wax seen taal li ñuy wax génn yoonu murid mais am nañ waxin boo xam ne souvent pour boo dégg sax daal di ne kii de xanaa am murid loolu c'est ça ce qu'on appelle les signes distinctifs nit nag bu fekkente ni bëgg na aadaam ñoom bëgg na protéger aadaam dafay am loo xamante ni fu mu dem ñu xamee ko te loolu tax aussi effectivement je le dis murid yi fu ñu dem à travers le monde ñu xam ni ñoo ngi fii dañu marqué seen présence mais seen présence li ñu ko marqué mooy lenn kese mooy danañ ko marqué ci seen tool danañ ko marqué ci seen pasteur danañ ko marqué ci seen solidarité c'est d'autant plus vrai que d'ailleurs loolu bokk na ci li fi indi principe daal di nañ lan lañ ci jubloo pour fexe ba nit ñi bañ a bàyyi dëgg-dëgg puisque ko esprit daara xam ni mi ngi naan ci aada kese ñu ngi naan ci aada kii nga dafa ñëw nag doole ci organiser ko mais booloo boobu la ñu bëggoon entretenir pour bañ nit ñi tasaaroo mais malheureusement mi ngi am loo xamante ni mi ngi bëgg a xam ci jamono ji nga xam ni ils sont les victimes de la mondialisation boo demee de plus en plus en Europe même dans le milieu mouride qu'on reconnaissait ñu yëg xamoon ci ñoom benn solidarité benn esprit communautarisme de plus en plus réew yi ñu dem ñoo ngi dem bay am jeexital ci bu ñu deful daal seen valeur yooyu xam ni bés buñ ko bàyyee mooy bàyyi nañu li ñu am bés buñ ko bàyyee mooy bàyyi nañu li taxoon ñu nekk de plus en plus la jeune génération a tendance à laisser ces gens de parler puisque fekk na dañu dem ci milieu yoo xam ne comme en Occident ñu gis ni ñoom ñu dugg surtout loolu maa koy adressé sama mbokku Modou Modou yu jëkkee fu ñu mës a nekk ñoo jëkk nekk benn kii créé benn mbokk boo xamante ni amoon nañ sax ci seen biir dafa amoon organisation sociale boo xamante ni du woon dara lu dul organisation sociale bi nga xam ci réew mi moom lañ doon transposé dans le milieu boo ñëwee ku la njëkk koo xam ni moo la njëkk a tette moo la njëkk a teew ne loo ko mag sax moom la ngay tuddee sa nijaay te xam nañu même dans la culture wolof lan la nijaay di symbole lan la nijaay di symbolise ça crée de la parenté symbolique ñuy dem ba ci loolu de plus en plus léegi effectivement Occident métti na boo xamante ni au nom de je ne sais quoi l'intégration ñu leen di imposer ak yeneen forme de pratique léegi lu lay wax dañuy nekk civilisé daal mooy ki xamante ni ci benn kër la ci benn néeg la war a def wala ñett léegi ci benn immeuble dafa war a tas complètement waratu la bokk puisque esprit bokk di dëkk di bokk lépp xam dafa civilisé wu ñu gëm loolu lan alors que xamuñu en réalité
li tax ñu nekk li leen dimbali li si seen doole nekk dëgg mooy ci kaw solidarité daal ci ko mais de plus en plus l'expérience montre que ñoo koy xaw a bàyyi et je crois que c'est vraiment dommage que pratique yooyu valeur sûre yooyu ñu koy bàyyi war nañ cee dellu si muy ñett li ñuy tuddee jot war nañ ko niwaat puisque ñu ngi commencé jeex te ñu war a wax pour nit ñi accroché wu ci loolu ñu si bëri wax fu ñu demale ci loolu li jëm ci teraanga loolu la nit ñi xamoon de plus en plus on a tendance aussi à laisser tomber ces genres de pratiques ces valeurs sûres yoo xamante ni lu ñu nekk lu ñu doon fu ñu ak si bureau bi ak sax loolu leen fa yóbbu moo taxoon Senghor bi fi nekkee mu utiliser terme boobu vulgariser ko mais du lu mu inventé lu fi nekk terme bu fi nekkoon la jëflante lu baax wax lu rafet def lu baax jëmale ci nit ki am sutura yi nit ki loo am bokk ko nit ñi yooyu yëpp ci teranga la wax et de plus en plus monde bi toll na foo xam ne économie kii bi imposé nañu ay pratiques yoo xam ne individualisme yoo xam ne bés bu ñu ci duggee du ñu mujjee lu dul mujjee fa tubaab yi rek mooy dem ba suñu màgget yeeg suñu ñu koy ñu daal leen di yóbbu ñu daal di asalaamaaleykum wa rahmatulah.